depuis que président de la République am lu mu wax le 14 mars ñun au niveau de la ville de Thiès ñi ngi ci def lu ñu mën ñu tàmbale woon ko ci taxawal un comité de veille et d'action boo xam ne yemul ci ñi nekk maire yi, dañ ko yaatal société civile bi, yaatal ko ci délégué de quartier yi, imam yi, sëriñu daara, yaayu daara, bàjjenu gox, étudiant, boole ci waa éclaireurs yi, université virtuelle du Sénégal, ASC yi, fexe ba nga xam ne femme jàmbaar yaa ngi ci biir, association yi gën a yëngatu ci biir dëkk bi, ñoom ñëpp ñu yaatal ko ci ñoom, jokkoo ci ak inspection d'académie, inspection de l'éducation et de la formation bu Thiès ville, fexe ba képp koo xamante ni yaa ngi fii ci biir dëkk bi di yëngatu, moo xam ci wàllu sport la, moo xam ci wàllu culture la, moo xam ci wàllu religion la, moo xam ci wàllu social de manière générale, te nga bëgg a am taxawaay ci jamono bii Thiès toll, Sénégal toll ci, Afrique toll ci, àdduna toll ci, ñu woola ca loola yaatal ko ba mu yaatu, ndax mbiru ñëpp kenn ku ci nekk da cee war a gis boppam. boobaak léegi nag ñuy rafetlu taxawaayu ñëpp, yàlla xam na ko, kenn ku ci nekk ma nga cee def la mu mën. te it bañ ko tàmbalee ak léegi am nañ fi collaboration ak comité régional de gestion des épidémies dirigé par le gouverneur, mais am fi collaboration avec le comité départemental de gestion des épidémies dirigé par le préfet Moussa Diagne. kon mel na ni mbiru ñëpp la, ñëpp di ko doxalandoo. ci biir doxal boobu nag comme ñun dañoo tëraloon plan d'action bi am ay pàcc bu jëmoon fii ci mairie bi, moo waraloon moom organisation boo xam ne ku miin ñëw ci mairie bi gis nga ni am na ay restrictions, dootul demee na mu daan demee, waaye loolu situation moo ko laaj. mu am loo xam ne dafa jëm ci kilifa diine yi ak barabu diine yi ñu dëkk di ko doxal. mu am loo xam ne dafa jëm ci quartier yi ñu nekk di ko doxal ànd ko ak délégué de quartier yi. mu am loo xam ne dafa jëm ci daara yi, ma taxaw ci loolu. yéen xam ngeen ne feebar bi muy tàmbalee dugg dañu la wax cas importé, ndax ne comme tàmbale wu fi forcément cas yi njëkk am dañ leen a importé, mu jóge ci biti ñëw ak nu mu mën ci ñëwee ñëw na. ñooñu ñu importé ñu agsi dañoo am ñu nekkaloon en contact, ñooñu nekk ay cas contact. mu am ñu ci feeñ ak ñu ci seey ci biir nature bi, ci ñenn ñi nga xam ne retrouvé wuñ leen, ñooña ñoo dem ba tampaloo ak ñeneen wàll leen ko ba kenn xamatul ku ci nekk kan la ci dal. looloo jur cas communautaire, nga xam ne ab diir dañuy def saa ba saa ñu ni diw dal na ko, cas importé la, waaye seet nañu contact yi mu amoon nangam dal na leen ci, ñooñu nekk ay cas contact. waaye saa ba saa ñu for nit ku feebar wala koo xam ne am na luñ dañ seet nañ ko, ñu gis ci moom doomu jàngoro bi te mënuñu laa wax fan la ko jëlee, kooka nekk cas communautaire. une fois loolu am nag ñu ni kon mbir maa ngi ci biir dëkk bi, xamuñu ku ko yor ak ku ko yorul, ñu war a renforcer restriction yi nga xam ne amoon na, moo indi woon état d'urgence bi, moo indi couvre-feu bi, moo indi yeneen matukaay yi nga xam ne ci wàllu déplacement amoon na ay jafe-jafe, ñu bari yëg ko nag, yàlla xam na ko. ndax organisation suñu réew nuroowul ak organisation yenn réew yi nga xam ne mën ngaa toog sa kër rek di commander ñu di la livrer. kon faw buñ ne nit ñu toog leen, faw mu jafe, te am na diir bu ñu toog la woon nit ñi nag mu jafe ci ñu bëree bëri ba nga xam ne ñu ngi koy commencé di yëg ca biir loola. ñu ci bëri nag yàlla xam ne ko soxla ndimbal. président de la république ci boppam def discours le 3 avril annoncé ay ndimbal yoo xam ne war na dem ci 1 million de ménages. 1 million de ménages boo xam ne vraiment na mu tëddee woon mooy 588 045 ménages yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci registre national unique boo xam ne defaroon nañ ko ba pare. certes registre boo xam ne ay rëq-rëq ngi ci biir, waaye nekk na fi ba noppi te mënoo ko corriger ci diggante diiru mbas mi, ñu war cee basé wu pour liggéey.
mu am maintenant 411 955 ménages yu koy mottali mu mat 1 million nga xam ne dina dem à peu près kon boo ko dajalee ça peut tourner autour de 8 millions de sénégalais yow mbir mi war a mën a atteindre loola ñu sant ko communes yi ñoom ñu war cee liggéey ak sous-préfet yi war a taxawal ay sous-comité de ciblage dans les quartiers et les villages pour seet naka la ñuy mottalee ménages yooyu nga xam ne bokkuñu ci registre national unique loola nag dafa am ñaari xeeti problème yi ci juddoo benn bi mooy yéex te wàllu dafa war a gaaw ki nga xam ne dafa jóg jàppale doomu aadama yi am jafe-jafe yéeneem mooy ñooña teel caa jot kon procédure bi pour tànn ñañ ko war a jox wër te jël temps ndax bu jëlee temps dootul bëri njariñ ndax ñenn ñi bu ñu toogee ba nga xam ne dund jafe na leen maanaam effort yi ñuy def pour dundal seen njaboot pour wutali lu ñu jox nit ñi maanaam ca anam bañ koy defee maanaam la ñu nga xam ne moom lañ doon daw mën na leen caa dale muy benn ñaareel bi dañoo sant ciblage bi ñenn ñoo xam ne ci biir quartier la ñu nekk mais lañ leen sant du ñoom ñu tànn ñi ko gën a yeyoo kenn santu leen loolu lañ leen sant mooy ci biir ñi ko yeyoo tànn leen ci nangami nit loolu erreur bu rëy la moo tax coow li ngeen gis ci quartier yëpp am ci village yëpp loolu moo ko jur boobu moom vraiment erreur la erreur la ndax tey boo ñëwee ci quartier moom imam am délégué de quartier ak yenn acteurs communautaires yoo xam ne ñëpp leen respecté fu ñu jaaxlee ci ñoom la ñuy jëm conflit yu bëri bu amee ci koñ bi dañuy dem police duñ dem tribunal dañ koy réglé ca ñoom ñooña boo leen jaxasee ak waa koñ ba tas nga dëkk bi te lu bëri xew na nag ci ay quartier mu demee noonu ndax lépp daa ñëwaat ci ñun loo xam ne la dénkuñu ko ville de Thiès déedéet loolu commune yi ñoo ca am wàll moo waral loolu kenn defewu ko fii waaye nag Thiès lañ ko defee comme Thiès dafay amee concerné na ville de Thiès lu concerné Thiès waaye concerné na ville de Thiès moo tax ñu koy saytu di ko xool buñ ci gisee rëq-rëq ñu wax ko wax naa leen depuis le début ne leen xëy na ñun yorewuñu dogalu ban yoon lay jaar waaye suñu sañoon suñu dëkk bu nit bëggee ñoo dimbale bu ñuy dimbale du dem yóbbaale bàyyee ñu fi ak ay jafe-jafe loola ma doon wax ne nañu xoolaat doxalin bi mooy lan mooy dama ne ñooñu nekk ci quartier yi te ñu wax leen seet leen ñi ngeen koy jox dama leen bu leen seet ñi ngeen koy jox seet leen ñi ko yeyoo bu ngeen defee liste ñi ko yeyoo yéegal joxe bu demee ca commune ba maire ba ak sous-préfet bi ci comité communal bi saytu su fekkee na évidemment gis nañ ci ñoo xam ne réellement waruñ cee nekk ñoom ñu jéem a dindi ñooñu mais am fu ñu ko teg après mu yéeg au niveau départemental ak au niveau régional foofa am nañu ay jumtukaayu xarala yu maye ginnaaw bu ñu xoolee fichier wu ñi am téléphone xool fichier wu ñi am courant fichier wu ñi nga xam ne am nañu ndox ak yeneen fichier yoo xam ne existé nañu à certain niveau suñ ko xoolee danañu mën a wax ne kii ak kii day amuñu place ci liste bi bu boobaa su fekkee ne à l'échelle de la ville dañu ne nangam la ñu am lu ñuy séddale ñañ ko mën a jox rek lañ koy jox nag bu boobaa man leen ñu wëlbatiku ña ca des ville de Thiès ne lii de moo ci sunu wàll nañ ko complété lii commune bu nekk seet ca gafuka ga ndax waa Thiès a ko moom nag ñu seet lañ cey génne yokku ca la ca des ñu seet entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci territoire yu Thiès ñu génne ca la ñu yor def ca wëlbatiku nag bu manqué ñu delluwaat ci président de la république ne ko yokkal sa loxo bu ko defee daañ ci jógee incha allah te jafe-jafe du am loola nag weesagul waaw loolu weesagul mën nañu seet naka la ñuy fexee ba ñi nga xam ne kenn prévoirul leen ci ciblage bi ñu jël ay pexe ba mbir mi mën a yaatu